asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV altine bu nekk miin ngeen émission bi miin ngeen waxtu wi suñu mbokk internet yi nga xam ni tamit ci YouTube bi la ñu koy daal di koj pour mën ko seetaan ñi ngi leen di nuyu donc ni ñu leen daan nuyoo saa su nekk dellusiwaat tey ngir waxtaane xew-xewu làmb ak itamit ki nga xam ni moom laay nekkal altine bu nekk muy El Hadji Ngagne Diagne donc xam ngeen ni làmb fi mu nekk nii daanaka ñi ngi ci liggéey bi ndax CNG bi biñ leen falee ministre installé leen ak léegi ñi ngi doxal ñi ngi jël ay décision yu nga xam ni bu ci kanamee tuuti dañ ci waxtaan maak El Hadji Ngagne Diagne dañ ci waxtaan tamit ak suñu invité El Hadji Ngagne ñu amaat mbégte rek dajewaat tey ngir waxtaane làmb. jërëjëf El Hadji Malick di la nuyu bu baax di la ziar di la ndokkeel it ci liggéey bi di la wax ne la di mbokk yëpp ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah waaye nañu bàyyi xel feebar bi. El Hadji Malick bu ñu bàyyeeku. waaw nañu lancé opération bul bàyyeeku. bul bàyyeeku waaw dem ba jeex ba baax na de. waaw dem ba jeex ba mu jóge fi. xam nga El Hadji Malick xoolal li war a reprendre gul. xoolal làmb ji tey waruñu dem sax janvier te tëgguñu. xeex boobu nag la ñu bëgg ñëpp jàpp ci. gën a jëlaat masque yi. gën a jëlaat gel yi mu dellu ginnaaw. sensibilisation bi buñ ko bàyyeeti. nañ ko reprendre deuxième vague du fi dugg. nañu xeex ak loolu. mi ngi wàcc mais bu ñu xeeb loolu tendance baissière bi voilà mais nañ ko gën a bës ba mu éradiquer wu vraiment ñu reprendre la lutte ñeneen ñi reprendre seen leneen économie nit ñi sonn nañu am na ñoo xam ne liggéeyatuñ ça fait depuis mars xoolal tey par exemple yow xam nga ne làmb bu ñu duggee janvier rek at bi dugg na kon vraiment ñi ngi ñaan daal ñu gën a taxaw ci feebar bi gën a def sensibilisation opération bi daal mooy bul bàyyeeku dem ba jeex waaw dem ba jeex bul bàyyeeku non à une deuxième vague. loolu je pense que bu ko ñëpp jëlee sàlloo ko ñu gën a wéyal rek parce que mbir moom mbër moom boo ko jekkoo. ba mu def 3 appuis 4e appui bi warul nekk problème quoi war nañu mën a def tout ba nag moom corona moomu ñu 4 appui ko ba mu jóge fi tey suñu gan du ma fi nekk sax di xaar ba ci kanam ma soog ko présenté dama koy présenté léegi ndax fi mu jógee dafa sori. ki ñu am tey El Hadji Ngagne dafa révélé wu ci lutte traditionnelle bëre simple ñu ràññee ko ci drapeau chef de l'État ràññee ko yi tamit ci diggante Mbour ak li ko wër di waa région de Thiès département de Mbour mu ñaay ko nekk xale bu nga xam ni tamit ci wàllu bëre dóor daf ci def ay preuve am ndax balaa muy ñëw Ndakaaru dafa toj àll bi soog a ñëw Ndakaaru parce que booy xool ñi nga xam ne sax bëri na ak ñoom ba daan leen ñooñu daanaka déggootoo leen te moom mi ngi continuer di def yoonu ndax bu ñu lay wax ne daan na Sayer Sine daan Ñabaan daan Makodou Kanté daan Maurice bi mu tegalee ñetti défaite yooyu ci la soog a am ñetti victoire yooyu autant pour moi ci la soog a am première défaite am dañ ci waxtaan ak moom ak digganteem ak Manga 3 mu jóge ci daan Sayeraax daan Gaal Ndiaye daan Jules Baldé après soog a amaat benn défaite ci biir làmb ji soog a ñëwaat nag ci li nga xamante ni nii moom mooy beneen série parce que bi mu tegalee victoire yooyu dafa tegale aussi série de défaites yu nga xam ni ñëpp dañ ñu woon assurance lan moo ko dal wax naa tur ba nag parce que Saloum ak Garga ak Khadim Ndiaye numéro 1 dañ ko tegale daan ko mais mu dellu si waat daan Mbaye Gueye Junior daan Ndiol Ngor daan Ablaye Wade dem final cliff bi jël ko digganteem ak Auguste Mbagnick Sène daan Sokosim daan Forman numéro 2 daan Garga Mbossé numéro 2 c'était le 2 mai 2016 donc juum naa ba tudd turam muy assurance bu Mbour moom tamit ñu koy nuyu di ko dalal jàmm parce que assurance bu ñëwee fii jóge Mbour faw ñu nuyu nag waa Mbour. waaw nuyu Mbour Petite Côte bi yépp li ko daree Mbour ba Joal jaar Nianing foofu yépp daal ñu ngi nuyu ñépp bàyyiwuñu kenn bu ñu desee Mbour champion bu mel ni Bombardier di fa yeewoo faaw ñu nuyu ko bu nee Mbour promoteur bu mag ba di Luc Nicolaï di fa yeewoo faaw ñu nuyu ko bu nee Mbour le deuxième vice-président du CNG de lutte chargé de la lutte avec frappe Maysa Ndiaye nekk fa faaw ñu nuyu ko bu nee Mbour dinañu nuyu kilifa ya nga xam ne yépp ñoom ñoo fa nekk di leen ziar di nuyu waa Saly
ñëpp daal bàyyiwuñu kenn ba Somone ñëpp ñu ngi leen di nuyu mu nekk gox bu nga xamante ni goxu napp la. te fan yi napp gi xam nga li ci am Alaaji Ngañ. muy feebar bi feeñ ci mool yi. ba léegi ñu ngi gëstu lan mooy origine bi ñu bari dañu fogoon ni tooke la bu ñu sànni ci géej gi mais bi ñu defee analyse yi nee nañ du tooke ñii foog ni. jën yi la bi ñu defee analyse jën yi nee nañu mën nañoo continuer di lekk jën ndax feebar bi jën du ko joxe. wane nañ ni tamit analyse yi ñu def ba léegi Institut Pasteur nekkul feebar bu nga xam ni d'origine virale la maanaam comme feebar bu nga xam ni dafa am microbe bu koy joxe muy wàllaate. donc yooyu yëpp xam nañu ko ni du ko joxe mais lan moo ko joxe dëgg-dëgg mool yi loolu la ñu nekk di seet. ñi ngi xalaat ndax algues yi la di ay gàncax yuy sax. ci biir géej gi te ñi nga xam ne dañuy utiliser monofilament ñoom ñoo ëpp lu ñu koy. lu ñu koy nappaat ndax monofilament dafa nekk lu nga xam ne ñu ngi koy def mais baaxul ci géej. baaxul mbaalu caas la. boo ko kiyee lépp lay ramasser. day rey des fois sax mbaal gi réer. continuer di mbaal. donc boo baaxul ci géej donc ñi nga xam ne dañu dem ba à un certain niveau bi ñu doon nappee seetlu nañ ñi ngi doon napp ay algues est-ce que du algues yooyu loolu yëpp ñi ngi koy wër di ko seet mais en tout cas ñi ngi massawu mool yëpp yi nga xam ne picc yooyu feeñ na ci seen yaram di leen sonal ñi ngi lay nuyu assurance loolu rek lañ doon duggee parce que mënuñoo dugg ak yow te dugguñu mbuur dugg ci mool yi nuyu leen massawu leen ci li leen dal jamono ji parce que géej gi temps yi nag xaw na sàmbaraax. waaw auzu billaahi mina seytaan rajiim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente bi di gërëm suñu ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu tëdd yàlla na leen gënal fii ñu jógee ak képp kuñ fa fekk di nuyu sama sëriñ Fansulana yàlla na fi yàgg te wér di nuyu waa Mbuur yëpp di la nuyu Malick di nuyu Père Ngagne di nuyu sama jarbaat bi ma àndal mu laay maa ngi nuyu équipe bi nga xamante ni ñoom lañu àndal di masawu fi may njëkke mooy mool yi nga xamante ni fi mu doon nii dañoo am feebar am naa ci ay mbokk yoo xam ne yu ma jigéen la xam naa leen bu baax du ma tudd nag turu kenn démb rek laa koy door a yëg maa ngi leen di masaw bu baax a baax a baax a baax parce que tunu li ko daggee mbaaw jëm Mbuur ñu bëri fi mu toll nii ñu ngi koy commencé am mais rawatina dëkk bi nga xamante ni itam mooy mbaaw parce que mbaaw dafa xaw a bëri moolu ser Mbuur donte am na moolu ser mais moolu ser yi majeure partie bi yëpp dañ fay wàlliyaan si mais doomu dëkk bi caas sa ñuy nappe ak mbaal fi laa tourné ma leen di massaw ak fépp fulle bu nekk di dem géej di teer feebar bi dal la fépp caaro yi fépp am naa fa ay mbokk ba yaraax képp ku mu dal maa ngi lay ñaanal yàlla na nga wér ak jàmm ak salaam ñu gaaw koo trouver di wax ne maa ngi dal jàmm si plateau bu bees bu rafet bii nii si émission bi nga xam ne bëggoon naa fee ñëw alhamdulilah dal naa jàmm Malick merci bienvenue en tout cas li ñuy njëkk a waxtaanee Alaaji Ngagne mooy mesures yi nga xam ne équipe bu président Bira Sène jël na ko parce que aussi bu fekkee ni dañ laa fal keroog ministre bi wax na ko fokk ñoom ñu def ay innovation indi seen touche personnelle li nga xam ni moom la ñu njëkk a def bokk na ci yëkkati sanction yëpp baal ñëpp ñi nga xam ni nekkoon nañu sous le coup d'une sanction moo xam arbitre la moo xam am na ci ay mbër yu nga xam ne mbir mi laal na leen am na ay écurie wala écurie bu nga xam ne affaire bi laal na leen mais ñëpp dañu boole baal leen pour tàppe xol yi dëfal ñi nga xam ne dañu meroon ñu indiwaat leen je pense que loolu mesure la bu nga xam ne mënul woon ñàkk parce que kenn mënul jiite ci division kenn mënul jiite di beddi ñi nga xam ne ñëpp ci famille bi lañu dindi sanction nag Alaaji Ngagne ça ne veut pas dire que ñi nga xam ni ñoom la ñu sanctionné wàcc ñu yoon parce que ku ñu sanctionné rek parce que am na loo def te ci règlement la ñu sukkandiku pour sanctionner la mais ñoom dañu ne donte règlement ci la CNG bii passé sukkandiku woon pour daan leen ñoom jéggal nañu ñëpp baal nañu ñëpp na ñëpp ñëwaat ñu ànd liggéey. Malick fi ñu commencé baax na te fi ñu commencé yàlla na yàlla jàppale ñëpp ba xol yi doon benn ndax làmb ji mënuñu koo séddoo làmb ji booloo rek moo ñu ci mën a dimbali. dëgg la ñu mën a indiwaat xaalis bi nga xam ne moom la mbër yi soxla ñu yor làmb soxla ko ci bennoo rek lañ ko mën a am. moo tax nii ñu demee alhamdulilahi rabbil alamin mais lépp da nga koy santé ministre des sports ndax ni mu coaché équipe bu bees bi ci woyofal leen yéen bi parce que tamit ñëw di régler ay problème pour nga xalaat day jafe. comme ñenn dindi nañu sanction yëpp te wax nga ko ci règlement rek la ñu sukkandiku woon pour sanctionner waaye règlement boobu may ñaan ñu sàmm ko rek. ndax ñëpp ci tënku ndax jàmm am salaam am mais fii ñu ubbee daal baax na arbitre yi dañuy dellu siwaat comme ni ñu ko daan defee. seen milieu naturel la mbër yi
ñaari xale yële keroog maa ngi koy wax samedi ndekete bi ma koy ñaan ndekete def nañ ko waa ñàkk a jëriñu ak Alioune Seye 2 écurie ba aussi yàlla def na mu dellu si waat kon je pense que loolu tamit ñoom it nañu tënku ci loolu te jël ci exemple Boy Niang lu tax mu nekk ambassadeur de la paix moo ko sos digganteem ak sos ak la ca xewoon ci la apprendre jàngaat ndekete violence baaxul jàngaat ndekete nit dafa am nu mu war a demee booy xeex ñu lay fay waaye tamit ma du ma xeex ci Mali Faro déedéet du ma ko def yow loo xam ne lii bu jeexee léegi ma fayeku dara du ma ko yàqal xeexu teraanga dara du ma ko yàqal yaa ngi ci stade bi war a bëre ñëw ñi ma àndal laay wax ne leen fii sama place su liggéeykaay la fii sama place su liggéeykaay tey bu may pare ginnaaw suba ma jël li may jël ñu bokk ko nañ ko jàppee noonu Alioune Seye ak xale bi naq jariñu ñooy joxante xaalis bien xoolal fayoo ko wuñu lan la parce que combat amu fa kon loruñu leen la ñu jot a dépensé ñàkkuñu ko mais attends loolu yëpp El Hadj Malick loolu yëpp je pense que Bouba sax am na lu mu ci wax lu mu ci war a wax parce que tey mënoo nekk ci milieu làmb tey tamit doo sukkandiku ci règlement bi parce que loo def am na lu la ca mën a fekk te je pense que mënoo nekk ci mbir di ca yëngatu te xamuloo lan mooy règlement bi je pense que loolu déjà mooy lu écurie yi war a njëkk a def mooy yéen mbër yi ngeen maîtriser règlement bi ba fexe ba kenn du dal ci seen kaw waaw li nga wax dëgg la Malick parce que man dama koy waxtaan ak sama boy chaque jour ma ne leen man doon naa bëri lu may wax ñuy critiquer CNG man buñ ma laajee ma ne leen non parce que li ko waral mooy dañoo bind article boo xam ne dañ ne ku def lii moo la ciy fekk te yow booy ñëw stade xam nga ne carrément cahier de charge bi mu ngi ci buntu làmb ji muy CNG dañoo taxaw boo ñëwee ëppal ñu ne la nangam lañ la may soo ko ëppalee dinañ dagg sa xaalis soo forcé barrage bi dugg dañuy bind na yow dugal nga nangam bu fekkee ci biir enceinte bi la suñ la nee diw mi waroo koo laalal dara nga ne sama maaraam moo ne mën naa ko laalal dara mais boo ko laalalee dara bu yowmal joxe xaalis jotee ñu génn si pourcentage boobu léegi yow xooloo cause bi nga defoon après bu ñu jëlee sa xaalis si ngay door a commencé kaas te fekk ne yow yaa tooñ ñi nga xamante ni nit kuy jouer dara il faut ñu arbitrer la te arbitre làmb ñaar la ki lay arbitrer si géew bi ak ki nga xam ne mooy tax doo ñemee gaañ mbër mi parce que làmb bëri woon na ay violence yu bëri yoo xam ne doo ñemee gaañ mbër mi gis nga xam nga man côté boobu dama daan wax naan peut-être bëriwuma journaliste yi ma ciy laaj mais dama leen doon wax ne leen man benn yoon lañ ma mës a dagg 94 000 bi ma ñëwee man la dama ñëw si bunt bi ñu ne ma ëppal nga ma ne mënumaa oññi kenn man la concerné kersa jàpp la nañ dugg waaw parce que du ma wàññi kenn après bi mu passé merew ma kenn parce que man maa assumé samay responsabilité loolu gis naa ko si combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ñoom Aziz Ndiaye def ko si porte bi lañ ma fekk ñu ñëw coow li bëri ñu ne bàyyi leen ñëpp ñu dugg loolu moom teg naa sama bët après ñu fay ko parce que loolu moo indi Balla Gaye dagg bu bëri bi ñu ko dagg après te ba pare loose la jaare xam nga kon mbëri nañuy man Maysa bi mu ñëwee nii dama ko woo ne ko cahier de charge bi lan la mënuma ñëw fi te su ma jógee fii guddi incha allah damay dem këram mu jox ma li nga xamante nii moo nekk si liste bi yëpp ma jox ko écurie yi nga xam ne man moom laa yor wax leen règlement bi lii moo leen ciy xaar parce que comme bëre woo leen dóor simple ngeen di def boo leen di dem làmb ja lii la ngir ëllëg bu leen moo woo téléphone naa man dañoo am problème nangam wala sàngam loolu kese la c'est très bien dit je pense que esprit bi Bouba am bu ko ñëpp amee làmb dina jëm ci kanam parce que ñi nga xam ne ñëpp dañ leen sanctionné nañu jàng ci liñ la sanctionné parce que olof da koy faral di wax lu mag def dee bu dekkee bàyyi ko dëgg la donc vraiment ñun aussi mënuñu fi nekk tout le temps nekk les ambassadeurs wala boog les avocats mënuñu ko parce que la ngeen di fayeeku seen poche lay dem yéen a koy yéen seen métier la donc ñun suñu métier duñu ci xaar nit di ñëw di ñu ci yedd wala ñu ci def faute bu nga xam ne tey suñu direction dina dal ci suñu kaw parce que bëgguñu ku ñu yeb ku bëggul ku la yeb nag bul tooñ je pense que loolu moom mooy dëgg il faudrait maintenant que ñi nga xam ne ñépp tey sanctionné woon nañ leen te baal leen ñu dellu si avec des intentions yu nga xam ne intention yu rafet la loolu am na solo parce que ñii di liggéey tey li ñu bëgg wane nañ ko mooy ñépp nekk ci jàmm ñu ànd liggéey kon nag ñun ñoo leen war a jàppale kenn ku nekk def introspection mooy yedd sa bopp
boo yeddee sa bopp di nga xam nooy duggee ci mbooloo mi am na yeneen décision yu ñu jël yu nga xam ne loolu yëpp pour yombal la ndax affiliation ak réaffiliation dafa jóge 10 000 dem 7 500 pour les écuries ak les associations de lutte beneen bi ci des licence lutte avec frappe jóge 10 000 dem 5 000 francs CFA lutte sans frappe jóge 5 000 dem 3 000 managers yi ñu jóge 50 000 indi leen 30 000 promoteurs yi jóge 300 000 ñu wàññi ci 100 000 mu nekk 200 000 léegi frais d'inscription yi nga xam ne moom lañ doon fayeeku mbër yi bëre lutte traditionnelle parce que dañoo mujjoon dugal ci ne bala ngaa bëre da ngay fay 1000 francs loolu man yàgg naa ko kaas te bokkul woon ci taxi te bokkul woon ci taxi man bi ma ko kaasee Mbour fekk ñu teg micro bi ñëpp di ma dégg public bi yëpp a tàccu parce que dañu xam ne c'est une injustice mënoo am une licence en cours de validité ba pare booy compétir di fay mi ngi mel ni nga ni joueurs yi saa match bu nekk da ngeen di fay 1000 francs soo ko fubal donc loolu vraiment ñu ngi ci gërëm le président du CNG et son équipe parce que comprendre nañ ni règlement boobu dara expliqué wu ko en fait donc loolu tamit dindi nañu ko mu am aussi Alaaji Ngagne série de rencontres yu nga xam ni moom la ñu fas yéene def ba léegi rek balaa date yi di ñëw dinañu dalal managers yi dinañu dalal promoteurs yi dinañu dalal arbitres yi dinañu dalal toutes les composantes de la lutte ñoom pour jéem a waxtaan xool nu ñuy def ba ensemble ñu defar suñu discipline je pense que yooyu yëpp ay mesures salutaires lañu donc merci au président Bira Sène et à son équipe ni ngeen tàmbalee baax na li ci des nag mooy ñun ñu jàppale leen Alaaji Ngagne jàppale leen mooy ñuy jot information yi à temps pour mun koo traiter parce que làmb pello la gis nga microcentral bi xam nga ko moom arbitre ko moom arbitre ñoo mu microcentral bi tout à fait li ñu xamul mooy l'arbitre dafa war a communiquer ak public bi léeg-léeg war na jóge ci kii ne mbër yi kat nangam ak nangam ak nangam xanaa gisoo chef de corps bi toujours saa yu defee ñëw ipongaari ni ñu arrêté gisoo moo leen di diriger parce que ñoom moom micro bi ñoom ñoo war a ñëw ci micro central bi ne ko wax annoncé nangam ñoom lañ ko fa tegal parce que publicul làmb da ngay communiquer ak moom léeg-léeg combat xaw a yi nii am ay litige nga ñëw arbitre bi ne nangam ak nangam a tax ma def nangam c'est dañu war di communiquer loolu lañ ko fa tege bi ci des mooy wax nga ko léegi yi ñu jël wàññi ko baax na ci ñi ñu wàññil bëre simple bi aussi ñoom it gis nga seen licence léegi moom it wàcc na ca te loolu tamit boo xoolee ñi fay tëgg dafa bari te it dañu bëgg mu parce que lu simple bi dañu bëgg région bu ne chaque week-end mu propagé wu ci Sénégal. Manga mi ngi préparé tournée. Très bien pour waxtaanee. c'est très important lépp li nga xam ne c'est très important na fexe ba région bu ne week-end bu jot ñu tëgg. léegi bousculade yi xaw a wàññeeku nga xam ne au moins xoolal moom xam na ko mbër tey yaa ngi fi invité mbëru ñaari licence. voilà ci bëre simple bi déjà mesures yi ñu ci jël mooy 1000 francs yi ñu doon joxe yaa ngi leen ko kaas parce que booy dañu ci am ñi nga xam ne sax dañuy bëre ba pare gis buuba ni ko buuba may ma paas ma ñibbi gis Malick ni ko may ma paas ma ñibbi kooku 1000 francs ya nga jël loro ñu wàññi licence bi tamit baax na dina tax licence yi gën a bëri waaw xam nga ku doon fay 3000 te bul sóoraale 3000 bu doon du 5000 rek de léegi imagine ñun ñu dëkk Mbour au niveau de Mbour nga nekk ay booy léegi dinañ paas 2000 ñëw te paasu Mbour Dakar léegi 2000 boo passé aller 2000 retour 2000 ça fait 4000 mën ngaa romb ndox mu sedd jënd ko mbaa LSK est-ce que booy bu souvent dañuy ñëw CNG ba une heure dañuy si la ñuy door a ñibbi mbala nga ñëw tey duñ la renouveler tey dañ la naan ñëwaatal vendredi prochain nga war a ñëwaat 2000 ñibbeewaat 2000 ça fait ñaata 9000 plus 8000 plus 5000 ñaata la. ok 13000. pour rek day bëri lépp te si benn licence 5000. kon suñ ko wàccee gàcce ngaalaamaa ki fi toog. ñuy ñaan yàlla mu wëy 1000 francs yi nga xamante ni dañ ko doon dugal ci làmb nit mënoo di def compétition ba pare nga am licence bañ ne la valable nga. pour bëre nga war a yëkkatiwaat sa poche joxe ko ngir mën a bokk si compétition bi. li war a fay pour seetaan si la yow ngay fay pour ñu seetaan la yow nga fay pour ñu seetaan la. loolu amatul ki tëgg xaalisam. yow CNG joxoo ko dara moom moo am yéene ne kaay ma séddale mbër yi nangam ngir bu ëllëgee ñu bañ a tàllal loxo ñaan kenn kooku tey bu tegee bu fekkee ne dafa am lu mu fa teg yow ñii ñëw di bokk ci compétition bi
bàyyi leen ñu bëre rek te règlement bi tënku ci yow rek. mais ba làmb nga fi mas a gis ku fi mas a encaissé 100 000. amul 100 mbër ci làmb xeewi na lu yàgg-yàgg bi ñaari catégorie amee. bu njëkk daan na ñëw Dakar nekk 160. di ko bëre dañuy bëree bëre ba minuit ngay ñibbi. léegi làmbu Dakar dañ la naan nañ dem booy 9h làmb ji tas. ndax ñaari catégorie. léegi làmb yi bëri na ñi ñaa ngi bëri si àll bi Dakar day tëgg. Grand Yoff day tëgg. terrain gaal gi day tëgg. da ngay ñëw làmb ji mu oyof lool nga dem fee mu diis gan. mbëri di dawante kon tey lii bu ñëwee dañ koy sant yàlla. yëndu dina am. léegi nga ñëw yëndu rek. fii moolu rek nga def beneen géew. non man xam nga nit ki moom. sa bopp rek nga xam. man moom rasulilaay xam na ne masuma koo def. yow daal boo ñëwee fii nga jëm. non man fu ma décidé. waaw. kenn mënu moom laa muy dem géej guddi gi ma tëddee nii dina law. waaw si laay war a xëy suba wax ban gëtoo laay jaar. su ma yeewoo fa laay jëm direct rek su ma fa amee baax na su ma amul ma door a làmbiwaat faneen. jaajëf gis nga ci lutte traditionnelle boobu dinañ ci tuuti ak moom. parce que tey le promoteur de la Petite Côte. muy Luc Nicolaï. mi ngi may xamal ni buy démarrer saison aussi Mbour la koy démarrer. avec un grand gala de lutte traditionnelle def ci mise bu am solo. loolu nag lu mu ci jublu mooy d'abord jàppale xale yu Mbour yi ak diwaan boobu noonu. ci lii ñu tuddee immigration clandestine muy mbëkk mi. mais Malick. parce que nag loolu foog nga wax ci buuba. gëj a bëre gi. indi na problème. parce que booy yu bari jël nañu gaal dem. am na ñu yegg am na ñu yeggul. Mbuur la fa gaañu ci ay xale. la fa dee ci ay xale. bari na. léeg-léeg nga gis famille bu nga xam ne daanaka ñu bari gaañu nañu. nga dugg benn koñ gis bâche yu bari. xale ya gaañu nañu. marché booy yi nga xam ne ñoo fa yoroon ay table di jaay ay yére yu ni mel. booy yooyu yëpp comme marchand yooyu noonu ñu ci bari jël nañu gaal gi dem. ñenn ñi gisatuñ leen. te loolu metti na. buuba mii di wax wóor na ma ni am na booy yu nga xam ne ay mbër lañu. gëj a bëre ak situation corona bi ak ni géej gi mel tax na. ñu jël yoon wi ni nañ dem daani seen doole je pense que loolu aussi war nañ ci def appel. war nañ ci def communication metti na mais toog ci réew mi moo gën nag risquer sa life comme ni ko gars yi di waxee parce que aussi bakkan kenn du ko kenn du ko jaay. même si on les comprend. dëgg la voilà ayca nga wax ci loolu li nga wax yooyu dëgg la maa ngi jaale képp ku ci gaañu yaa xam foo mën a nekk Sénégal wala ci àdduna bi rawatina waa Mbour. parce que diggante suñu tefes golfa résidence dafa métti torop. Malick da ngay dugg ci benn koñ yàlla xam na ko baas yi tegloo nii. wallaahi doo xam kan ngay jaale. da ngay obligé dugg ci baas yi def direct ci ñi nga xam ne séq nga ak ñoom jàmm ak salaam nga jaale leen dem ñibbi souvent sax nga romb dëj boo xamante ni séqoo ak ñoom dara mais xam nga koo xamante ni nekk na ci koñ boobu. nga dem jaale ko. man mii di wax ak yow xam naa ci. loo xam ne mënuma koo lim. yàlla xam na ko te gisatuma leen. ñoo xamante ni samay papa yi ndaw wala suwaat samay xaritu papa yoo xam ne seeni doom gaañu nañ ci. am naa ci ñoo xam ne tam àgg nañ. tey xamoo ne sama igri amatul mbëru tànk. si mbër yëpp dem nañ. mbëru tànk poids léger. ci sa écurie yëpp dem nañ waaw. ñëpp. mais ñoom moom alhamdulilah. yàlla suturaal na leen ba ñëpp àgg nañ. mais àgg bi dafa am coono encore. si xam nga tey. ndax dañ lay jàpp man waa xam nga lu jóg lu ne. waaw lu jóg lu ne bu bëree riir rek dina am tolof boo moytuwul. parce que làmmiñ baaxul. te gis nga wàllu géej risque la. mool day nekk ci géej dee. ku xamul dara dugg ci géej dee majeure partie bi am na ñoo xam ne ay mool lañ te des nañ ci géej gi. te mool dañ ne ñaar moo ko mën a gën a gaaw a rey si géej bu dul mu liw. karampul. gaawul dee. ñaar yi. bu dalul mool mbaa sonnul mooy troisième bi. bu demul ba loxo yi bàyyi. karampul mënatul a yëkki ay loxo mën na lijjanti boppam ba keroog yàlla di ko wanaleeg dara mais ñett yi benn bu ko ci dal day dem. yow mais ñi dul mool kon bu leen. ñi dul mool ku mu ci dal boo solul gilet pare nga. xanaa si yàlla du dimbali la nga am foo jafandu. loolu rek moo la mën a muccal c'est que géej amul bànqaas. wóorul. mais xam nga luy problème bi ñi ko def
ñi dem pour defi loolu dañoo xalaat ne kat ëllëg fële na le dëkk ba booy bitim réew teraanga daf faa nekk mais kenn xaruwul jaar si gaal gi yaakaar kese moo sonal ñëpp gis nga ni ngeen di ñëwee nii yéen ñaar pour liggéey si ngeen xam ne lii seen métier la ñoom noonu lañ jàppee ne kat buñ demee bitim réew dañuy tekki te donte am na ñu fa nekk di taxawaalu mais yaakaar gi nga xam ne moom lañ def seen bopp espoir bi moo ëpp doole fuuf ni ki li ñuy yóbbaale mais du raison aussi pour ñuy braver mer bi comme ni ñu koy defee actuellement nii parce que li ci dee dafa bari na te actuellement dem nañu ba waa Espagne ci boppam ñi ngi wax ne dañuy def une politique pour delloosiwaat nit ñi nga xam ne dañoo dem donc tey ji voilà dem nga egg nga mais mën naa am ñu retourné waat déception boobu nan lay dem ñoom feebar bee leen téye mais kon dañu ne dañuy xeex ak gars yi parce que ñoom dañu tiit ñi gars yi déferlement bi am jëm ci ñoom dañu tiit léegi premièrement buñ la jàppee ba yóbbule ci kaso bi ñoo lay dundal xaalisu Espagne lañ lay dundale ci biir kaso bi moom la ñuy entretenir ci biir kaso bi ñoom nee nañu affaire bi daf leen mujjee coûter cher ils vont signer des accords avec le Sénégal pour rapatrier ñi nga xam ne ñoom mais defe naa am nga ci sensibilisation pour wax ak xale yi te géej gi moment bii may wax ak yow nii bu ci yàlla jàppul ku ci dugg bu la si mauvais temps fekkee nga faatu parce que géej gi sedd na sedd boo xam ne actuellement nii waxuma boor bii waxuma booru Mbuur bii booru Dakar bi mais booru nord bi moment bii dafa danger may ñaan yàlla ñëpp nañ tegaat bagage yi te état bi tam gën a lancer appel ibbi ay emploi yoo xamante ni pour jeunes yi la comme tey buñ la naree indiwaat ki nga nar a indiwaat ngir dafa demoon ngir uti tey utal loo xamante ni di nga ko fi teg ngir bu ñëwee xelam dootul nekk ci bitim réew mu mën see investir fii ndax fii képp koo gis dépasse lay daw kër takk jabar ñaan yàlla am njaboot fondé famille te loolu bu fekkente ne da ngay xëy suba bu ngoon di toog amoo ko boo gisee benn porox ndoll bu ndaw da nga naan xaaral ma tey la sama bakken te tey la bakken wi man daal mën naa plaider mool yi ñu protéger leen géej gi pour bu ñu duggee mën a génn dara ñoom moom mën naa leen plaider waaye ñi nga xam ne dañu amoon taabal ca marché ba mel ni man nañu mais taabal boobu boo ko muñee xoolal la barka démb baa ngi seetaan Boubacar parce que di nga fay 500000 wala 500000 wala 800000 waaw mais 500000 yooyu borom gaal gi nee na da ngay jënd essence 2 millions si gars yi dañuy jaay essence 2 millions waaw xaalis boobu est-ce que mënuñu ko def société ñoom gars yi dañuy yeb ay 2 millions essence lay jënd maa ngi koy dégg Boubacar samedi mu ngi koy def ak ñoom mais borom gaal gi kiy jënd loolu noonu jëndew ko ci xaalisam de xaalisu client yi la moom laa wax ci lay récupérer man li mu wax yëpp mat na 7 millions non da koy gaal day jar 8 millions non moom li mu récupérer laa wax bokkul ak gaal gi man loolu fu mu koy ëpp da koy ëpp non gars yi dañ ci commerce bu metti mais nag commerce la bu nga xam ne vraiment difficile nañ ko xoolaat bu baax daal en tout cas lamb ji aussi bu tijjiwaatee dina dimbali xale yi parce que tant que ñi ngi am espoir di wër di bëre di am lu ñu jàpp xëy na dem du nekk ci seen xel parce que lii buuba wax ni écurie tànk desatu fa ñoom ñëpp dem nañu parce que lamb amatul depuis 8 mois bëreetuñu te nga xam ne yooyu xale yooyu muy wax tànk mooy xale yi nga xam ne weekend mooy poids léger weekend yëpp daan nañ lekk fii 500000 fii 300000 fii nangam jël nag fii jël saaku ceeb fële kaay ma wax la moo tax ma ne la lutte traditionnelle moom rek mooy secteur bi nga xam ne actuellement buñ ko boosté mën na téye immigration bi. voilà ci côté boobu kooku mais moom ñun daaw bëréew ma daaw jéeg bëréew ma. waaw bu ma mënul woon bëre lutte simple kon fan laa jëm. oui parce que ce combat 2016. nga gëj a bëre 2 mai 2016 sa diggante Garga 2. non maa ngi mujjee bëre ak Tyson 2 mu daan Fatick Tyson 2 wax nga dëgg. Tyson 2 moo la daan tama la doon tooñ ci biti noonu. voilà Fatick lamb boobu Fatick te loolu defe naa 2017. 2017 la parce que 2016 nga daan Garga 2 2017 Tyson 2 daan mais 3 ans si athlète bëre woo. nga nekk ci lutte simple bi rek. te ba pare nekk bon man kay déggoo li ma la wax bu fii dëgëree rek ma dem fa ne. dem fee waaw. loolu nag moo ñuy may ñu daal di dugg ci làmb parce que boobu ba léegi ñu ngi wax ci CNG ak mesures yi di wax également ci wàllu sensibilisation ak li xew ci jamono parce que loolu mooy émission bi dañuy dugg ci actualité soog a dugg ci làmb da nga ñuy may tuusu Bouba assurance ñu soog a dellusiwaat ci biir waxtaan wi ak moom.
merci beaucoup Mass gis ngeen Bouba noonu nga xam ne noonu la dugg see takk jaaj yi nekk xale bu nga xam ne déjà ci wàllu bëre traditionnel. daf ci def ay empreinte am. ni mu ko waxee bu fekkoon ni tey nekkul mbëru lutte traditionnel bëre ci ba fendi dina am problème. parce que problème mu adversaire lay am saa su nekk mais ça bi mu demee ba xam ni fi mu nekk nii xamatul fu mu jëm mu dellu fa mu jógee woon. la nga xam ni ci la ko ñëpp ràññee ca drapeau chef de l'État. ràññee ko ci àll bi mu jël ci ay nag jël ci ay drapeau am ci as tuut mu ne xaaral ma dellu ci loolu comme gars yi bëre dóor yi dañ may moytu. bàyyil ma dem ci lutte traditionnelle mais d'abord Bouba ak làmb nono la wala da ngaa xool sa corpulence rek nekk mool di xëcc am doole ni xaaral ma dugg ci parce que mool moo gis ci mbeex mi di nga foyee bëre. wala boog nan moo dugal Bouba assurance ci bëre. waaw bëre dama ko donn nag ci sama maam Mbaye Diop. sama maam jëlee nañ ko fii nii dem Allemagne yóbbu ko mu bëri ji. man sama papa yëpp ay mbër lañ. ñëpp Souleymane Diop moo ma jur Assane Diop mbër la Ibou Diop Soli mbër la. am naa paay boo xamante ni ki sama papa si ki mu topp Assane Diop dem man ba dañ ne ko soo daanuwul doo taxawal doom. si lay door a daanu benn yoon si bëre door am ay bant. ñun suñu kër ñëpp ay mbër lañ jigéen ñi sax boo leen songee dañuy bëri. bëre moom njóobeen mbuur tefes. waaw ñu koy wax njóobeen taay yàlla xam na ne damaa doon bëre. kon bëre moom mënoo ko woon a bañ a def. bëre moom mënuma ko woon a bañ a def non loolu ñu naan xaw ma daan lañ koy wax doomu géwél moom bu juddoo muuma. waaw toroxal na baayam. noonu la mel rek. man moom bëre rek lu mën a xew ci àdduna damay bëre. da ngay bëre. waaw parce que muy mbër jàngil bëre. parce que dañ ko donn ba pare it am gabari bi. waaw am naa taay bi macha allah nit ki moom bëri naa lu bëri Malick. xam naa yaakaar ne yaa ngi ma xamee 2006. Ziguinchor ca laa la découvrir. Ziguinchor ma ñëw finaalu ko parce que 2005 damaa teel Auguste Cumbukaay. drapeau chef de l'État Joal. ndeysaan ñu daan ko 2006 ma dem ko finaalu ko man contre Youssou Ndour. Youssou Ndour daan ma. jour boobu laa la njëkkee dégg nga ne xale bi xaw ma fan la dëkk. mais jàmbaar la. tout à fait kon lu ma ko fàtte ba mu ko. làmb même Dakar Mbour fii nii man dem naa ba Dakar fii su ma fi duggee di bëri simple dañ may yuuxoo. waaw billaahi fii sa morom new fi woo demal bëri ji dóor. mais jamono biñ ma xawee mën a accepté waat tuuti mooy bi leen Malal Njaay sonalee. ma ñëw fi daan ko 2 fois si lañ xaw a man maa taloore tuuti bokk. su ma ñëwee dootuñ ma yuuxoo. waaw parce que milieu séeréer bi pour nga ñëw fi bëgg ci imposer wu di daan seen mbëri du leen neex. làmb moom benn fenn laa ci demul te dama ñëw compétition dama ñëw pour qualifier pour kii équipe nationale. laa nekk Thiès ñu nekk Sénégal sa def fa 21 jours. ma daan usine doole drapeau chef de l'État war a nekk 120 kilos boo xam ne moom man si Sénégal. ñu ñëw jël yóbbu usine doole bàyyi ma. te yaa ko éliminé drapeau chef de l'État. 2 fois performance rek. xam nga yow la ñu waroon jël. man la ñu waroon a jël. bu dul loolu bu dul drapeau jinne jël naa ko. jël naa def léegi. drapeau te c'est bëre simple bu final naa drapeau chef de l'État poids lourd jël naa ko 3 ans góor mosu koo def. maa ko fi mës a def seul. drapeau chef de l'État benn yoon laa ci mës a dem te indiwuma trophée te 2007 la. mais 4 ans yi ma ko dem yëpp saa bu may ñibbi si temps daal trophée. macha allah donc mu nekk ni da nga mbapat ba mbapat fu dara newul. non man kay fu ne laa bëri fu ne. lutte traditionnelle lan la indil Bouba assurance ci wàllu déjà xam-xamu bëre balaa ñuy ñëw ci wàllu am-am. waa lutte traditionnelle indil na ma ci wàllu tey li ma man ci bëre dóor ci bëre simple laa ko mane. tey man mii su ma neexee mën naa ibbi école. yàlla xam na ko ancien gloire yi fi nekk nii. mën nañ maa dàq bëre mën naa ko nangu de ndax samay papa lañ. mais bu dee wàllu moral luy daan nit bu dee mooy école. ak loo xamante ni yar la ci xale ci wàllu bëre. li nekk ci man ma def ko ci yow mën naa ibbi école. ci ban loxo nga jaar. man yàlla dafa def bi may débuté di bëre. samay mag laa nekkaloon. yan la. Tafa Gueye numéro 2 la. ban la ci mais siiwul noonu. ok mais mbuur la yem. buñ fa jógee ma ñëw ci keppaaru Bombardier. Bombardier jaar nga ci loxoy Bombardier. si ok fa laa jóge ba am ikiri. ñëw naa fa maa ngi ànd ak moom 2006 su ma juumul sama première ànd ak moom
mooy bi ko deuxième bi ko Yékini daan. laa njëkkee 2004 laa njëkkee ñëw Ndakaaru ànd ak drapeau de la paix bi. ànd ak mbër waa. boobu laa ñëw commencé dugg ci wàllu lamb ànd ak moom di bëre. loo jàng ci Bombardier. waa jàng naa ci moom nag gore ak dal. ak fulla ak fayda. mooy seul mbër boo xamante ni mosuma koo daadu mu ne diw moo yàq sama làmb. da koy téye rek. da koy téye te donte xam na ne ñun xamoon nañ ne day daanu ñuy jiixi jaaxa ci doomu aadama mais du dégg ko tudd turu. réussite am lan moo ko may nii mu nekk mbuur nga xam ko tolloon ni yéen dem ba réussir nekk roi des arènes te mësul génn mbuur. waaw Bombardier dafa nekkoon mbër bi mbër jafe. waaw. bu dee yaa ngi may dégg. bi mbër jafe. bi mbër jafe. maanaam loo tuddee mbër jafe boobu mbuur. waaw. département bi am na ay mbër yoo xamante ni dañoo xaw a ndaw tuuti. mais yàlla def mu ñëw yor masse boo xam ne ñoo ko dàq bëre. mais au niveau mbër yi nga xam ne ñoo daan ñëw foofu di wàlli yaan si di daan suñu mag yi. waaw moom mu ñëw furli catégorie boobu noonu. ñoom Robert te jamono boobu noonu département Mbour bi yëpp. mbër bu toll ni taayam amul. waaw waaw bu weesoo mbëru séeréer. yàlla dafa def moom moo nekkoon seul mbër bu nekk mbëru olof. ñëw ndakaaru mais am na taay. mais taayam foo ko natt gëm-gëmam weesu na ko. waaw fit wi ëpp la. fit wi ëpp na loolu. professionnel la. waaw te professionnel la te ku mën a déglu nit la. xam naa lu jàng naa loolu ci moom. bi mu ñëwee nag. commencé reñe boobu man boo ma jëyee dama naan 2002 rek bi muy daaj Tyson boobu bëréew ma. boobu defoo lamb. non boobu maa ngi jógee Tëngéej Jimolaas. fanaan Tëngéej bay ñibbi daje kaar yi. ñuy ñëw Dakar may dem Mbour. ñu ne Bombardier bëri. ñu ne Bombardier mooy bëri ñu daan ñu topp dëkk bi fecc ba ne saay. ndeysaan. ba wëlbatiku ñëw nekk ci keppaaram. mais man dama yàggul ci ay poids légers yooyu noonu. si tànk laa xaw a yàgg tuuti ma yéeg poids lourd. waaw. parce que sama masse moo tax. mais bi ma ñëwee nekk ak moom. ñëw na def na tey fi ñu tudd làmb ci biir Mbour grâce à Bombardier moo tax. ak Pape Touré fa newoon. ak Bazono ñoo ma mag. ak Bazono la mag. téeméeri junni yoon. comment. fuuf bokkul man ay joraan yi sax ñoo ma jiitu. ci làmb. mais dem nañ ba fekkante ci làmb di ànd di bëre ji. bi ñuy dem ba Mbour man joraan ñoo tax séeréer wàlle yaanootul làmb biir Mbour. dañ leen di fekk di leen daan soo waajee di dem ñu ne la ki lay fekk di la daan ndax di nga ñemee dem dëkkam. mais Mbour drapeau yëpp ñoo fa daan jeex yëpp. bi ñu màggee la loolu yëpp dañ. Jordan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax door a ñëw suñu ginnaaw. alors nga ànd ak Bombardier jàng loolu yëpp ci moom. gis loolu yëpp ci moom mais nga jékki-jékki ber écurie parce que Mbour aussi loolu problème la fa ci sama gis-gis. unité bi ngeen war a am amu leen ko. Mbour montagne Mbour tefes. Mbour Bombardier Mbour sàngam lan moo indi division boobu. waa xam nga loolu yëpp sant yàlla la war a doon pour Bombardier. parce que ñun ñi nga fi tudd nii ñëpp si loxoom lañ jaar. xam nga tey Malick yàlla day def am na ñoo xamante ni bu nekkoon nga ak ñoom peut-être yeneen télé. wala yeneen rédaction yoo xam ne da lay wóor ne Malick Thiandoum moo leen formé. dëgg la tey bu ñu demee nekk feneen sant yàlla la pour yow. bu ma leen déggee ñuy te bu ñu leen di dégg ñuy ràññee ñu leen di tudd. ñoom duñ la ko wax. mais nit dina toog fenn ne diw de moo formé kii nii. loolu sant yàlla la. tey dem nañ ba ay kuy lañ mënatuñoo ànd. mais ku ci ne man li ma topp xajul ci benn écurie. Bombardier li ànd ak moom foofu rek la xaj. Bosoka daf fee jóge woon ñëw Ndakaaru. jóge Ndakaaru ñëw Mbour formé écurie bi mu formé fekk avant boobu fekk Pakala génn na bu yàgg. Pakala moo njëkk a génn ci écurie bi. dem formé Mbour montagne parce que boobu xale séeréer yëpp fa lañ nekk. Bosoka ci la génn man maa mujjee génn te man bi ma demee ba xam ne mënatumaa ànd ak moom man moom damay wax li fi nekk. mënatumaa ànd ak moom parce que gis naa ñoo xam ne. bëgg nañoo topp sama ginnaaw mais mënuñoo ñëw ci écurie bi. je préfère ma ne leen nañ leen dem ñu former suñu écurie dama lay dégg sax ngay wax ne écurie tefes écurie bi Mbour géej la tudd. Mbour géej ok. xam nga tefes ay géej Mbour. waaw écurie bi xam nga géej boo dee Mbour moom sa xel si géej lay dem. am na Mbour mbooloo Mbour montagne Mbour kese Bombardier man ma ñëw defal leen Mbour géej rek. Mbour géej. nga am Mbour géej montagne. parce que la moo yor montagne alors mais aussi gis nañu benn épisode bu nga xam ne xawoon nañu jaaxal tuuti ci Bouba assurance. muy en 2012. dafa bind lettre d'adhésion ñëw Fass. waaw lu waral jóge Mbour. ñëw Fass ak lan nga wut si woon Fass donte yàgguloo fa. waaw Fass day xëj na dessin la rek mais yàlla xam na ne masul woon a nekk sama rêve. parce que mbëru Fass manuma woon. bi may jël 2012
kilif laa jël ñëw Fass. mais da di loo xamante ni footum biir la woon du lépp la ñuy wax ci Pepsi Madia. man la woon ak ki ma ko séexaloon ba tax mu ñëw fi ba tax ma ñëw Dakar parce que gëm-gëmam mooy niveau bi ma nekk ba tey des na. pour man war naa mën a dem boo ñëwee Dakar ak écurie bu mel ni Fass war nga mun a. egg fi ñëpp egg dinañ la téye. mais am na loo fa jàngee quand même. waaw jàng naa fa nan la ñuy protéger nit. jàng naa fa nan la ñuy gungee mbër. jàng naa fa nan la ñuy defee mbër champion. mais lan moo tere. nga mais mbooloo mu dal espoir nii bi nga amoon foofu lan moo ko. Fass. waaw non dama faa dem li may dund man ci wàllu bëri amu fa. d'accord waaw parce que ñëw naa fa ba ñibbi mbëri mag yi duñ contact. ok seen bopp rek la ñuy dem te man xaw ma loolu. li ma xam mooy ngoon gu jot ñu daje contact bu paree waa kenn ku nekk dem ñibbi. da ngay gis ko toilette bu rafet ñëw taxaw di seetaan ci entraînement. te loolu amul mbuur ma ne gars fii day xaw ma naa ko continuer wala déet mais saison bi bu tëjee yàlla moo def sax. ma bëre ji daanu mais gis nga Tafa Gueye def déclaration boobu ne au niveau de Fass bëreewuma seen licence. ma ne ko d'accord. mais moom ñëw na ba Fass yëkkati biteelu saafara jox ñëw na ba France yëkkati biteelu saafara jox ma bi may dem France à Basse. Youssou passeport bi ma am tey Youssou bu Fass moom ma ko defaral. Youssou la ko. yëkki xaalis bu bëri ne ma am bàyyil sa kër ngir nga bañ a am benn problème kon su ma demee ñëw dégg wax boobu noonu dama amoon lu ma metti mais dara man xale laa mais aka maa bëri ful. mooy lambu Bercy bi. lambu Bercy bi ma buubaat samay bagage ba mu jekk. def mbañum liir dellu. ñibbiwaat Mbour direct dem former sama écurie. te xëj na tam ne su ma jógewul woon Mbour. dem Fass boo moytul du ma am écurie. voilà kon Malick dafa jóge Mbour ñëw Dakar. waaw doog a dem créer mais jógewul directement Bombardier créer écurie. non voilà da nga am expérience boobu moo tax transition Fass bi. waaw am na ci solo. pour wane ni moom jógewul Mbour. daal di dem rek Berdara. dafa jóge Mbour ni xaaral ma am jàngiwaat xam-xam ci écurie bu mag. bu nga xam ne ci ndigalu nit. la fa demee pour jéem a dépasser niveau bi mu demoon mais amaana mu bëree fa daanu dégg fa lu ko naqari mu ne xaaral ma delluwaat ci samay mbokk bi nga delloo ci say mbokk yi tamit nga uuf xale yi nekk tey yaay leaderu écurie boobu waaw bi ma ñëwee dama def 2014 laa formé écurie bi jël président bi def ko Cheikh Issa Sall parce que yàgg na maa jàppale même bu dul làmb dañ doon ànd guddee ak bëccëg moom la ak samay mag rakkam dañuy ànd suñu papam la woon Cheikh Issa Sall borom am dem directeur général ADM agence de développement tout le municipal kooku bi ñu ñëwee dañoo ñëw bañ na ba dañ assemblée ba teew fa woon dañ ko woo téléphone ne ko fal nañ la ndàngam mu ne ma man doomu tefes laa deret tefes mooy daw sama yaram yaakaar gi ngeen am si man yàlla bu mu tas te lépp lu ma man dinaa ko jàppale mooy seule personne boo xam ne du ñëw réunion du dem fen mais écurie bi lu ñuy jooy balaa rongoñ bee dal fii sa dënn mu faj ko ndeysaan kon kooku dundeewul écurie bi da koy dundal mënta dundee écurie parce que moom bu nangoo nekk président écurie ak ndomba tànk yi mu am nekk ku nga xamante ni magistrat de très haut niveau yàlla may ko teraanga donc bu ñëwee nangoo nekk président wu écurie wutul ci ñoom dara mais dafa xam ni doomu Mbuur la doomu tefes la ay rakkam bëgg nañu mu jiite leen mu ni dinaa leen jiite dinaa leen jàppale parce que tey écurie boo ko taxawalee te amuloo soutien doo dem jàppale doo dem parce que même pour nos équipes dañu am boo demee Jaraaf de Dakar ñu ngi ciy def émission démb Cheikh Seck moom moo fa nekk mécénat moom mooy doxal yenn ASC yi mooy doxal yenn équipes yi mooy doxal yi tamit yenn écuries yi donc mu nekk mécène nekk doomu Mbuur di defar Mbuur bëgg Mbuur di jàppale waa Mbuur kon bu ko waa koñom jàpp woowee ni ko kaay gunge ñu sañul bañ bëgg nekk président bañ nekk président mënul force la koy def par force lay doon yaa koy doon de waaw moo koy doon de alors ne bi ñu waxtaanee rek gars yi benn ñëpp dañ ne waaye président bi ku bëgg a yëkkatil sa loxo ñëpp def nii xam nañu gars yi ne wax leen boo ku bëgg a doon président comme assemblée la woon ñëpp def nii xam nañu ñu ne waa léegi kon kan la ñuy fal ñëpp ne Cheikh Issa xel yëpp daje ci moom parce que jamono boobu bu jafe-jafe amee tefes moom ngay gis rawante gaal bu amee moom ngay gis programme bu mënte am tefes bu dee lu rëy tefes di ko jooy seen doom jooju la ñuy gis
c'est important. Alors dañuy daal di ñëwaat ci digganteem ak Sococim seetaan ko dellu siwaat ci plateau bi. ñaar jegante nañ de Naar Colombo ba xam pare nga arbitre sifflé na Sococim suñu ndeyjoor moom moo gàtt daaju am yaram assurance moo nekk suñu ndeyjoor Sococim moom moo njool ñaan na noonu kàbbaar na ko Sococim mi ngay diriger combat bi je m'attendais à ça lii xaaroon naa ko parce que Sococim moo gën a féete xale mi ngay diriger combat bi ba dóor mu daanu du fi am ba dóor mu daanu du fi am Sococim teg na ko choc assurance jaayu na jàpp na tànk bi Sococim mi ngi koy dóor Sococim assurance dafa bëri fem de Sococim assurance Sococim rëpp na arbitre àtte na woon bu yàgg arbitre nee na dara xewul sifflé na bu yàgg arbitre sifflé na bu yàgg Sococim assurance Balla Gaye conseillé na léegi Sococim ñu xool Sococim lan lay defaat assurance bi koy déglu di déplacé wu ay petit pas lay def Sococim dafa xaw a ëmb kii di assurance da koy tëj flanc gauche ak flanc droite moo tax assurance bu déplacé woon côté bee bañ tëj ko dafay delluwaat beneen côté dem nañ ci saako yi jàppante nañu action kuy def action assurance xëcc na ko Sococim rëpp arbitre nee na dara xewul assurance lu muy yëkkati loxo Sococim mooy diriger Sococim mi ngi door ci kaw assurance jàpp na ko waaw assurance moom jàpp rek la bëgg dafa bëgg mbapat ak moom assurance mbot na ko Sococim demul dem nañ ci saako yi arbitre dafa bëgg mu leer Sococim assurance Sococim mi ngi dox ci kawam Sococim bëree ak xel te sóoraale say tànk waa ji bu jàppee say tànk mooy lool assurance door na ko jàpp na ko assurance jàpp na ngeem Sococim jàpp na Sococim mi ngi bëgg a door ay uppercut assurance dafa bëgg a jàpp ci ngemb yi jàpp na ci téere yi assurance Sococim a ngi door Sococim assurance ñoom ñaar ñu ngi bëree 20h12 Sococim assurance ñu ngi xool assurance mi ngi tànn action Sococim mi ngi door Sococim assurance yóbbu na ko mais arbitre dafa sifflé woon arbitre sifflé na woon bu yàgg. combat bu garaaw la combat bi c'est un règlement de compte waaw. Sococim daw na assurance daw na jàpp ko Sococim mi ngi door ay uppercut assurance mi ngi bëgg a jàpp ngemb li ba mu dëgër Sococim mi ngi door assurance mi ngi jàpp Sococim mi ngi koy door Sococim tey ngaa bëre Sococim mi ngi door ay uppercut Sococim assurance xëcc na ko daf ko bëgg a taf Sococim bañ na ko Sococim mi ngi bàyyi assurance yi rek di liggéey assurance mi ngi liggéey ku juum di nga daanu de ku manqué concentration ci suuf nga jëm Sococim bàyyil dóor yi ngay dóor assurance plaqué na ko yóbbu na ko daan na ko waaw waxoon naa la bàyyil dóor yi assurance dafa mbapat ak moom daan ko assurance daan na Sococim je l'avais dit waxoon naa ko day mbapat ak moom. voilà mu nekk combat bu nga xamante ni Bouba yaa ciy dellu si waat sa diggante ak Sococim coow li bari woon na avant combat bi. waaw Sococim day maa ngi ko jëlee palaasu Assane Ndiaye Assane laa seeti ñu doon waxtaan ci wàllu combat Issa ni ko sama boy bi laa bëgg mu bëre mu ne ko man de ma adversaire yi ma koy wëral yëpp bëgguñ ndax ku ma ko wax mu ne ma seetal ma keneen ba mu yàgg mu ne xaaral Père Balla doon na ma wax pour Sococim bëre mu ne ma bëgg nga ko ma ne ko man bëre rek laa bëgg ku mu doon baax na. doo delloo avance loolu moom xam naa ko. xam nga après si la ko woo Sococim Père Balla la woo sax Père Balla na ko may ma tuuti woo Sococim ne ko bëgg naa foofu la combat bi taxawee ci ay minutes. mais ñu taxawee wax ji bëri parce que donte am naa masse mais moo ma ëpp. ba pare moo ma sut. ba pare ñu bëri jàpp ni moo la daax xeex jàpp ne moo ma daax xeex te lamb du xeex rek lamb buñ koy wax bëre moo tax. alors ci biir bëre bi. ci biir bëre bi dañoo ñëw bëre ma yóbbu ko à légir bëre loo ko ba mu sonn jàpp ko daan ko. te loolu li la ko may mooy compétition. non boobu li may bëree. say combat bëri na à l'usure lu ko indi sa combat yu bëri dafay. waaw mën naa nekk man nag majeure partie bi yëpp duñ bëgg ma jàpp leen. ok loolu moo koy. loolu koy dureel. waaw
parce que mënuñu buñ jàppantee taxalikoo moom buñ jàppante waatee jël dina am su ma la teelu la daan man génnal sama combat yu bëri pour nga gis ma jàppante ba xalangu nii déedéet man nga ma daan nag buñ laalantee nii rek ma daanu jafanduwuma ci yow fenn si li ma def remarque laa wax am na boo xam ne moom da nga xandaal moom mën naa nekk boobu moom na nga suppa jalañ sax man bal la Saloum non Saloum jàppuma ko non dama ne combat boobu laa daanu am ci lu ma neex ndax lan donte am naa ci naqar non. ndax défaite bi Bombardier dafa ñëw ñu wàcc combat bi ba mu jox ma taayu Saloum moom waaw ñu jàng ko amoon ci professionnel bu mag benn boxeur mu wax nañu ne kii taay bii nii la yor te nii lay xeexee nii lay dóoree boo leen njëkkee bëri dóor ko waaw soo ko dóoree taxawal foofu bul bouger di nga ko gis mu mépp ko parce que pied droit lay teg mais gauche lay sànni bu doxee ut si la defal un pas ci ginnaaw nga sànniwaat ko moom buy ñëw day def premier appel lay sànni deuxième bi buy ñëw sàngool ak loxo bi nga daw song ko te ni mu demee noonu laa defee combat bi te noonu laa ci daanoo appliqué ko ma appliqué ko parce que man ci biir reportage bi maa ngi naan daan nga ko daan na ko mu ngoog xam nga lu waral loolu bi ma ko dawee ëmb ko nii dama ko waroon a baraake côté bii nii comprends nga léegi moom benn atu rek la am bi ma ko wañaaree nii pour dàq ko dawam moom riñaan ko dafa langaamu sama ngemb li ci ginnaaw bi ma koy bëgg a bës mu toog si lay samp sama bopp bi altine bii moo toogoon foofu di ko expliqué combat boobu gis nga ko donc gis nga moo tax man la bëre xam-xam kese la parce que day xale bu nga xam ne ku mu jàppanteel li tax gars yi di daw contagam ku mu jàppanteel am nga problème parce que lu bëre léeg-léeg da koy lijjanti te loolu li ko may mooy li mu compétir lu bëri ci lutte traditionnelle bu la naaxee pare nga waaw bu la dëbbee naax pare nga te càmmoñ bi tamit xor na yéen ñaar ñëpp ay gauche ngeen yaa kii gauche ngeen Saalum ay càmmoñ lañ Saalum kay lamb moo doy waar rek non doy waar non yaag Saalum lan la non xam naa ne jàmbaar la te sama doyen la si làmb mais jamono boobu fi ma toll woon billaahi boole ma ko woon sax ndax war na maa daan sóoroo ko billaahi parce que jamono boobu ñi ma bokkal muy Garga waaw muy Saalum muy kii booy Pikine bi Aliou Mané waaw yàlla xam na ne ñoom ñëpp bu ñu amee kuñ doon moytu man la ñuy moytu loolu day dal nit ci tournoi day dal ci tournoi waaw invité ngeen fi kii ban mbër la xaw ma doomu dàngu suma juum dàngu xaw ma sox si dàngu doomu dàngu ngeen waxtaan ak moom it parce que tournoi bi ku doon sóor ñoom seen tournoi boo sóorul doomu dàngu sox ngay sóor far sox ñëw échec si combat yi benn victoire la ci am même moom it premier combat bi bett ko lool da ko bett déglu naa leen bi ngeen di waxtaan bu baax a baax bett ko lool lamb souvent loolu da lay dal mais boo ci jógee da lay yee bu baax a baax da lay def mbër bi ma ñëwaatee ci galaa bi ma mujjee dugg alors muy cliff après waaw xam naa ni cliff bi dinañ ci dellusiwaat cliff bi ñan nga bëreel cliff bi Mbaye Guèye Junior laa bëreel Mbour bëreeg Ablaye Wade Diourbel Louga bëreeg Ndiol Ngor Diourbel bëreeg waat ak Auguste Mbour alors ci cliff bi daan nga si Ablaye Wade mais final bi da nga ko bëre ak ku nga xam ne sànq wax nga ne yaa ko téyeloon cumukaay ba yàlla dogal làmb dem ba yow ak Auguste ngeen war a bëre final ak ni ngeen jegenteeg ni ngeen mel alors final boobu vraiment doyoon na waar moom làmb xam nga rek Bombardier mi sax xawoon na ci am tuuti problème parce que dafa tàggat Auguste bu baax a baax Auguste demoon ba dëkk ci koñam dëkk këram xam nga man nag yàlla def na ñoo bokk benn koñ suñu kër laa mës a dëkk parce que Auguste ñaliñ la dëkkul Mbuur dafay sori dafa xaw a sori mais bi ñu demee bu fekkoon ñoo bokk benn ikiri kon amaana kalaaf bi ñun dina am kenn ku génn parce que Pakala naroon naa dugg kalaaf bi biñ ma koy Gambie la ma fekk Pakala naroon naa dugg mais bi ñu xoolee ñoom lig dañ ne non bu dekkee Buuba ak Pakala duñ bëre kon nañ jëli Auguste donte Auguste dëkku fi si luñ ko dugal mais biñ ñëwee ci final bi sama mag la xam naa ko bu baax dama ko maîtriser ku la téyel cumbukaay yaakaar naa dara jaaxalu la ci moom moo tax kalaaf bi yomb ci man si final bi et puis contact ngeen ci biir écurie yéen ñaar bëri nañ ba tàyyi kay déggoo dama ko doon wax ne ko am nañ fa benn émission ma ne ko bu ma la daanee bara laa lay door a corriger li la manqué ci bëri dóor ah bon waaw te pourtant mooy sa maître waaw nga ne ko dinaa la su ma la daanee ba pare laa lay door a corriger waaw
tey làmb dafa doy waar mais te bi ñu bëree ba pare waxuma ko direct rajo laa ko wax. ma ne ko lii moo la manqué ci bëre dóor. demal nga wuti ko ñun ay xale lañ te loolu yow doo ko def ci bëre dóor. Auguste Mbagnick Sène ñu koy nuyu bu baax un grand champion d'Afrique am technique moom aussi lu freiné làmbam ak évolution man daf may xaw a jaaxal parfois. te pourtant avenir bu extraordinaire. dafa timide caay-caay gi. dafa timide même buuba mii sax man caay-caay gi mu war a am sax pour man dafa des. non kii parce que buuba bu amee safara dëgg. kooba la booy bi kooba la de. non buuba ba léegi daal. kooba la xoolal entraînement bi moo dëgër gi mu war a ki taay bi mu yor baaxul. grand bi accusé na la père accusé. waaw taay bi baaxul. kii war na gën a am doole. non barke Rasulaay buuba bi ku mu fenkool ci géew indil la safara waaye say mbokk war nañoo dar seen gémmiñ quand même. En tout cas daal boo wàññee samay défaite ak samay victoire. nii ngay def nii. waaw. làmb na victoire yee gën a bëri moom. waaw bëri na lool. maa ngi entraîné ni mu waree. yàlla xam ne normal. barke Rasulaay maa ngi entraîné guddi ak bëccëg. lii du dara. waaye dara la kay. nit a ngi rey boppam guddi ak bëccëg te boo ko làmbee xeer la. waaw non attends man na faa nekk nii rek. Bouba 2006 bi ma lay gis Ziguinchor. kii di dafa mel waaw mais problème bi may gis Ziguinchor est-ce que boobu yow paa nga. boobu nekkoo paa de père Ngagne par rapport ak léegi nii. 2006 ak léegi yaa ngi man tamit boobu ma nekk seen reporter. waaw yàgg na de waaw mais fi mu toll nii kon dem nga deuxième virage. man maa ngi deuxième virage. waaw kon kay xam nga lan moo ko waral. man 2006. at yi ñooy mais yow sa wàlli bopp. c'est que bi ngay door a jóg di ñëw. waaw man. waaw yàlla dafa def xëy na xamoo samay waajur moo tax ak nu mën a xew damay am masse. mais sama masse nii ma mel ni. fu ma nekk dama koy tenir man contact daw laay def. musculation tuuti. gis nga. ñëwul. non su may def loolu xam nga lu koy waral. waaw su ma bëggee bëri ji bëri simple. du ma jël benn musculation bëri bi. compétition rek laay compétition bële moo tax ngay maintenir. moo waral may maintenir sama forme. d'accord mais boo newoon ci bëre dóor bi rek mais nii ma amee nii ma nekkee nii. waaw. maa ngi rey sama bopp di entraînement. baax na duma lay wax. parce que père Ngagne li muy wax nii dafa mel ni que daal Cheikh Issa da lay jox ci affaire yu sedd yeeg yu neex yooyu nga topp ci ba xaw a nekk bourgeois temps yi. non attention maa ngi liggéey de. xool ma nii rek. d'accord alors dañuy leen di jox également beneen combat muy digganteem ak Garga Mbossé numéro 2 dellusiwaat ci plateau bi. Au stade Iba Mar Diop, deuxième édition, drapeau Luc Nicolaï, le promoteur du continent. Garga numéro 2, Dordorat, assurance Mbour Tefess, ñu ngi lewtoo ñoom ñaar. Isé rek mu daw song ko. door na song. Garga dugg na ci gàtt gi def gauche droite. teewaat boppam. assurance Mbour Tefess Garga Dordorat. Garga ngi koy xool ci biir bët. Garga door na assurance paquet na ko daan na ko. sa diggante ak Garga 2. Garga 2 day dama koo jël mu bëroon a bëre ak mbëru caaro bi sol kap bi rek. kii. Ahmed Dem moo jël avance am delloo ko. waaw Assane Ndiaye topp ma ci moom moo bëggoon a bëre ak Giri 2. Giri 2 ne ko bëre ma ak yow ba xamul fan la jëm xam nga mënoo daan su ko sim ba pare wëlbatiku di jël Garga 2. Assane topp ma ci ma ne ko fay ma lu ko jaral. mu ne ma amul problème moom na bëre rek avance am ñu taxali ko. waaw si laa ko jël. combat bi Malick bi mu koy rapporté sax dégg nga ko. yaa ngi toogoon ak Mbaye Diallo. ba Mbaye Diallo naan xale yi li ñuy def nga ne ko déedéet kii benn guddi da ciy bëre 10 combats. bokkul ak koo xam ne day bëre day toog di xaar combat. tout à fait fàttewu ma ko de. wallaahi. benn dal ci kawam nii laa ko dal rek mu jeex benn nii. te loolu rek lañ entraîné woon. moom objectif am yëpp mooy damaa war a dóor. man sama xalaat yëpp mooy su ma dalee ci kawam. contact bi rek parce que ñoom
man gis nga li nga ma expliqué nii ne dama xaw a am maas dalay nax. waaw boo làmboon sama yaram bii mënoo maa doom benn man nga maa gis nii ne ma pataa nga. non pata woo. non dañuy waxtaan ñoom loolu la souvent damay am combat mbëri sax mu may loolu la ñuy garaayee xalaat ñu quoi. ne pata eh pata non mais pata buñ woo. nee rës nii yow boo ñibbee damay doxaat ba dégg see écho si nit ñu déclaré ne diw de xaw moo ne nii la dëgëree. la ilaha illallah. non yow pata woo. ñooñu dañ laa seetaanul. liggéey bi laa ne dañ laa xoolal seetaanul bëri fii. simple. waaw dina ñëw. ñu ngi ci rek. wàññil foofu. pourtant bëgguma koo waaj nag moom laa war a ki ma war a bëreel moom laa koy teg mu daal. alors foofu la ñuy waaye mais. foofu la ñuy foofu la mais yow ñuy foo dugg gisoo waajooju. foofu la ñuy dugg Alaaji Gaye kooku man foogoon naa ne. man dama foogoon ni Gambien la war a dajeel. bokkatul ci làmb ji. alors ki ko tëgg. waaw moo di Sidi Diakhaté waaw. le promoteur de la capitale du rail. waaw. moom moo tëgg diggante assurance ak ki nga xam ne moom moo di. Gambien. alors mu nekk combat bu nga xam ne Alaaji Gaye ñaari combat la. waaw. ndax combat la boo xam diggante assurance la ak Gambien. waaw mais diggante Pape Diouf ak Cheikh Issa. waaw ñoo parce que Pape Diouf nee na du may dara Cheikh Issa. ah bon lu mu mën a jàppale Gambien parce que Gambien léegi mi ngi ngee xoox. mi ngi ngee xoox. ci Campement. keppaaru Pape Diouf. campement la ne léegi. campement la nekk Pape Diouf a ko yor di ko defal lépp te nee na Sidi Diakhaté dinaa jàppale mbër ba nga xam ne jàppale naa ko. léegi nag digganteem ak Cheikh Issa mooy problème parce que kii député maire la kii directeur général la di président mouvement ànd dem ñu bokk département de Mbour. ku ci ne du ma la may dara. waaw combat bu doy waar la de mais Gambien déjà man Gambien mooy sama problème. man Gambien gisutuma ko woon. Gambien bu ngi Mbour bu ngi Kamba. nee na am na supporter Mbour. ma ne ko yow de boo doon dox di ñëw nii moom mën nañ laa xàmmee doon rek de waaye kenn xamul si dëkk bi. ah ma Gambien ne ko ñëpp ko xam. non nit ñi xam nañ ko loolu ay mbalag la rek. Gambien dafa def carrière. dafa de suñu première face à face bi daf ne ma danga ma doon tënk ma ne ko man day rappelé wu ma fu ma la mësee tënk. ma ne ma boobu jël naa kilif ma ne ko yàlla def na ma soo bëre spécial yow nga bëre grand combat bi kalaaf rek nga bëre. defoo ci làmb lu ma deful. daanoo ñu ma daanul. ëppoo ma ay victoire maa la ëpp ay victoire fuuf. te bàyyi nga ci làmb ji man si sama xalaat. Dakar laa la xamee. fekk naa la fi ba nga jóge fi pause dem ñëwaat. te yaa ngi ma fi bàyyi ba tey jii. kon defoo ci làmb lu ma deful. xam nga. bu fekkente ne wàllu bëre li ma def ci làmb mu ne ma mu wax ne xaw ma jël naa fii jël ma ne ko Gambien nañu wax ci wàllu bëre dóor mais wàllu bëre ay jël trophée. trophée bu fekkoon ne drapeau la mën naa koo takkee Mbuur ba Ndakaaru mu doon ak lii ngeen weer si ay yére. loolu moom jël ko nga teg ko suuf. bu dee dóor taxawoo ñu remercier li nii luñ ma defalul man. bëri naa fi ay grand combat yu dul jeex te yow mosoo bëri grand combat yow ñu ne tey Gambien mooy bëri grand combat bi ma la ko seetaanee ñaar la Mbuur Dakar benn yoon xaw ma ak Gambie mu ne moo tere bëri dóor Gambie ma ne ko dañ laa daan Gambie te lambu bëri dóor mu ngi am ba tey bëgg ngaa bëreek man bu mu tax nga wax loo xamante ni nekkul mais dinañ bëre ba li mu foog ci man yàlla xam ne bu ma ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la. der la woon de xaw ma dégg. ah der la woon de ay temps. mais combat bu mujj bi moom der la woon de xaw ma nag. xaw ma doole jàng fa ba léegi. man na doon der dinañ ko dalal fii ah. bu yaboo nag loo ciy waxi tamit Gambien mi ngi lay déglu. dina ñëw fii li may wax fii nii yóbbante la xam nga lii ñëpp adduna bi ñëpp a koy seetaan. ak leer. c'est international. li ma koy wax leen te stade municipal bu Mbour lañ koy bëree. Mbour lañ koy bëree lu mu Mbour làmb ji Mbour la maa koy dalal ak jàmm ba pare tamit moom mentoram di Cheikh Issa Sall lañ tudde drapeau bi muy deuxième édition. ba pare Pape Diouf bëgg a ñëw Mbour bëgg a jógee Ngeexoox ñëw Mbour jël fa drapeau bi yóbbu. loolu mooy wax sax yombul. dina metti de. yombul de bala ma koo fuqat ñi sama loxo yii. man su ma doon Sidi drapeau bi ñaari nit laa koy tuddee. kan ak kan. damay jël photo Cheikh Issa def ci photo Pape Diouf def ci. ku daan yóbbu non ku daan yóbbu. si man doon waaw ku daan yóbbu. non. yow xanaa fas yéene woo yóbbu drapeau bi. xam nga làmb ji. deuxième édition la. ñun ay jantal lañ ko wax. maanaam. photo Cheikh Issa moo dàq photo Pape Diouf. sama photo moo dàq photo Gambien. ah bon ah yéen xeex bi sax mi foofu.
nañ bàyyi noonu rek. xam nga photo bi Cheikh Issa kese nekk ci ma daan ko jox ko. Pape Diouf am nga problème. sama xarit nga xam nga sama waay la rek ndeysaan. day sama xarit bu nga xam dañu yàgg di jëflante. bi suma goro gaajoo sax daf ko dégg rek taal otoom. ñëw ba Thiès jaale si ma ko ci sant di ko si gërëm. Cheikh Issa aussi nekk ku nga xam ni. wax dëgg yàlla suma xarit la buuba mi moo may boole ak moom lu bari. donc gëj naa ko gis lool mais nit ku baax la moom tamit. donc di def Mbour liggéey bu am solo kii di def campement liggéey bu am solo. léegi nag waa campement ñooy dajeeku ñëw Mbour waa Mbour war leen a dalal xaw ma nag dañuy ñëw Mbour daanu ñibbi wala dañuy ñëw Mbour daan leen ñibbi. non dañuy ñëw daanu ñibbi incha allah. Malick dafa am fu mu jóge si defet laa jóge. waaw sa diggante ak Tyson 2 defet boobu. waaw lamb ju moom naxari la. parce que Tyson 2 dañoo bëri ci tournoi yi. mosuma daan. ok yàlla def ñu ñëw bëri dóor mu daan ma. ma daanu ci bëri cuune. waaw jël bu rëy. cuune sax. ku xam buuba ci mën a songu nit fekkoo ko fa. wallaay nga xam ne cuune rek. mais fekkoo ko fa. yàlla xam na la daa mën a bëri loo fa fekk. ba nga ñëwee. non bi ma ñëwee daf maa nooju ma romb fekkuma ko fa parce que non distance bi ma ko songee moo dul yoon. xeex bi mu la appel ko yàkkamti. non pourtant maa ko dóor ba yëg ne dóor naa ko. mais lu tax nga song. non dama koo dóor ba yëg ne dérapé na boor bi. waaw ma ne xaaral ma dal si kaw mu jeex. ak distance waaw léegi moom. nekk de moment boobu kaawul. mi ngi lucide. comprends nga bi ma dawee ñëw mu def un pas de recul nooju ma romb ko. muy lu ma naqari xam nga bërekat am na jël yoo xam ne bu ko daanoo da koy naqari. loolu moo ma dal ci combat boobu. say combat ban jël nga am mu gën la naqari boobu la wala sa diggante ak Saloum wala bokk sa diggante ak Khadim Ndiaye numéro 1. wala sa diggante numéro 2 noonu dindi ko de Khadim Ndiaye mosu ñoo bëre. mosu leen bëre. ban Khadim ko est-ce que du Khadim Ndiaye numéro 2 kon. mosuma see bëre kenn. kon ci palmarès bi ñi ko def. am na ku ma dégg ñu ne dañ maa daan kay Khadim Ndiaye mosuma bëre 1 ak 2. alors bi nga bëree ak Jules Balde daan ko kon Saloum moo la daan ak Garga Mbossé. waaw. ok mosuma bëre Khadim Ndiaye 1 wala 2 kay. très bien kon loolu précision Malick dinañ ko rectifier. waaw boobu rectifier nañ ko donc Khadim Ndiaye mosul la daan alors Saloum Garga ak ki nga xam ne moo di Tyson 2. ñoo la daan jël yooyu ban moo la si gën a métti. waaw bi ma ci gën a métti bu Tyson 2 bi ci la bokk. waaw Saloum sax garaawul. Garga nag. non Garga daanu ma. yàlla xam na ne daanu ma. ah pourquoi daanu. billaahi waaw Garga Mbossé moom dama koo takk tourné ko nii mu teg mbaggam mi nii ba jaaxaan door a yéeg sama kaw. daanu ma de. kuñ jox jël la. moom lañ jox jël moom lañ jox jël. mais yow chaque jour ma dégg la nga rapporté loo xam ne ne yow mi combat bii nii diw moo daan. waaye mais arbitre mën naa juum. duñ ko wax parce que non duñ ko wax mais recours. lan moo waral après recours ñu joxe victoire. loolu moo ko waral. boobu déposé woon recours mais man déposé naa recours mais erreur bi ma def mooy. fi ma génnee man fi caméra bi ma yor. li nga xam nga wane ñëwoon naa da wax la ne la soxla naa benn. li nga wane mais li ma wane image boobu noonu dafa ful. ñu ne ñoom ñu sukkandiku ci ne leerul mënuñu si comprendre mënuñu see juger loolu kese la ma génne mais làmba ja ku fa ñëwoon xam nga ne Gargam première site bi dama koo daan du ma ko fàtte de Gaston mu ngi may dégg. billaahi dama koo jolal ba mu teg jëbi si kaw saaku bi Malick Thiandoum mii ne doy na waar de. Gaston ne arbitre bi sifflé waatal ñi ay xale lañ. dama ko fàtte. Gaston billaahi Gaston day arbitré léegi. non loolu dama ne jour boobu loolu du ma ko parce que dañ ne runkum rek. ma dàq ko nii eto ko mu déclenché mbooti ma jolal ko yéeg si kawam si fi ngeen toogee woon. si bëjoo boobu Gaston mu ngi ci kaw plateau bi toog. mu ne xale lañu. mu ne ay xale lañ sifflé waatal première. leerul loolu bu doon suuf la bu jógee day jëbi yëpp day julli. ok ñu continuer bëre ba bi ma ko takkee tourné ko mu teg mbaggam ba pare door a yéeg sama kaw jóg. mais erreur boobu rek laa def mais amul problème mais Garga xam na. mi ngi ci làmb ji yaa ngi ci làmb ji. ma ko jàppee dama koy daan. tôt ou tard di ngeen daje mais daal actuellement ni Gambien la ñu wax sa diggante ak Gambien stade municipal de Mbour loolu dina neex. Malick xanaa xamoon ne aw ma woon choix bëre Gambien. waaw du woon sa adversaire potentiel. déedéet. parce que yaa ngi doon wax ay ñoom Malick Niang. Yékini Junior moom xam nga dafa daan 100 ans. te dafa daan 100 ans ci loo xamante ni 100 ans dafa feebar. te ñoo waroon a bëre. yàlla moo dogal rek 100 ans daw ñëw parce que Gaston da ne seen ñaari poulain yi na ñaar ñëw ñu taxawal combat bi rek après c'est le 100 ans ñëw taxawal. pardon mais moment boobu noonu
man ak Yékini Junior ñoo waroon naa bëre. ma topp ko ba sonn mu bañ. invité nga ma bi nga nekkee seen TV. moom mu toog ne la après moom moo war a ñëw ma ne ko ñëwal ñu bëre. mu ne ma mbër bàyyi ma yow noonu nga ma sonalee rek. ma ne ko damay dégg ngay wax say qualité te ma xam ne sama benn qualité mooy sa 10 qualité. mais loolu yow nag xam nga yow. saa yi nag moom booy kii booy moom nag. booy nag yow moom nag clim yaa ngi koy bëgg a jàpp. moom tamit de. booy bi nag ku neex làmb ji. non yow yaa mën ci làmb ji xanaa. man manuma fi de. xam nga moom day toog da ngeen koy invité mu toog nii. kan la. Yékini Junior. non mi jógee na fi. waaw da seetaan naa ko yëre wolof la sol. waaw émission benn du ma raw. kii benn émission yëpp. loo ci wax boo ma fi wax mën naa ko la ko raconter kay. lu ñu fi jëw rek dégg nga ko. mu expliquer lu bëri ci moom. moom mooy incarné loolu ci moom mais nekkul ci moom. ok parce que Yékini Junior loolu bu nekkoon ci moom. dina dugg ci loowu garant yi mais dugg fa. kon yow da nga bëgg daal defal gàll. combat yi mag yi mu am yëpp da koo échec. waaw bu ñu waxantee dëgg. li muy wax moom bu nekkoon ci moom combat yi mag yi mu jànkoonteel yëpp da koo échec. mais xale yi li problème mooy mënul dugg mais xale yi mënuñu ko. kan moom. bañam man. moo kan la fi dooleel moo du anta rek. ak waay xale am na lu jiitu loolu. moo du anta rek door na fii xale ba mu daanu ba mu dem tukki ji. kooku super jamono boobu ay morom lañ. déedéet moom yow ay super jamono yooyu boobu amuñ doole. ah non waay. barki Rasulullah boobu amuñ doole. bul xajamal boo bëggee bëre boo bëggee bëre moom ba rek waaw dëgg ko waaw boo paree ci Gambien bu la neexee. Yékini Junior moom xale yi mënuñu ko grand champion. xale yi mënuñu ko. manu fi kenn. xëy na mag yi. manu fi kenn tam. kii daa bëgg a bëre ak Yékini Junior manu fi kenn de. non mais na daan Gambien ba pare. dama koy daan déjà yow lijjantil Gambien ba pare. billaahi dama koy daan ci kàttan. ay Abdou Diouf yooyu yëpp ñu ngi fi. moo yow loo après poule bi day tas si kaw. waaw parce que nag sa masse aussi war nga dajeeg punkal. déggoo li mu la parce que Gambien pour man. ñun ki ñuy ëpp sax. lii Sidi Diakhaté def nii. dafa rafet. mais ñu ngi ko doon gën a tàllal loxo si Luc Nicolas mu jàppale ñu. am na foo xam ne duggoon nga fa dama see bëgg a lancer message. c'est ça mooy li mu war a tëgg lan. tournoi ba tournoi bi waaw def ci mise bu mag a mag. mise bu mag boobu nag jaru ko pour man. si bàyyil xale yi non dañuy waxtaan. waaw noo ko gisee damay wax sama xalaat. noo ko gisee doomu mbuur la. dafay jàppale jeune mbuur yi. noo gisee. te ñun dañoo bëgg ay produits yoo xamante ni ëllëg dañoo bëgg ndakaaru xam leen. parce que bàyyil xel ne bu dul ñun ñii. pour ngeen xamaat benn jeune lutteur bu nekk mbuur au niveau de Dakar amul. au cause de Robert Ndiaye ak Général Diouf. bàyyi nga xel loolu. Robert Ndiaye bu ndaw bi. te mu ñëwoon. sama booy boobu. ak Général Diouf. mais dañoo bëgg ay relève 5 millions yi muy jël di ko teg mbuur amaana du des mbuur mën naa bañ a des biir mbuur parce que bëre simple la mën naa dem mën naa des. mais baax na mais loolu noonu. na ko jël tëgg si na ko jël dugal tëgg ko bëre dóor dugal ci combat booy bu nekk bu yóbboo 200000 këram wala 300000 mu ngi jàppale seen yaay. dinañ wax mu bëre dóor dina ko voilà muy dugal booyu mbuur yi. ci gala yi ci gala yi dafa normal. loolu normal di tëgg mbuur tam bëre dóor. mais bëre simple bi nga xam ne da koy def mbuur loolu am na solo. parce que bu jëlee mise 3 millions wala 5 millions teg ko mbuur. loolu vraiment dañ koy ci encouragé parce que day dundal mbuur d'abord day tax xale mbuur yi bëre mais beneen bi ci des li nga wax aussi. am na solo message la il faut que Luc di gën a bàyyi xel. ci xale mbuur yi gala bu mu def mu jël ñaar ba ñetti xale mbuur boole leen ak yeneen xale. c'est ça qui est normal parce que bay ci say oom d'accord. Luc aussi mi ngi xam le ni combat Ama Baldé ak Modou Lo xam nga coow li bëri na boobu ba léegi daf ni tekk te bu nee tekkit dafa war ni tekk parce que am na jafe-jafe yooyu jóge nekkaat ci média yi di wax waru la donc retrait boobu mu def toog xoolaat boppam xoolaat nu muy joyantee ay mbiram parce que am na lu des lu nga xam ne il faut mu régler ko pour mën a nekk à jour mën a delluwaat ci ay activités am ak xel mu dal ci loolu la nekk moo tax ñu bari dégguñu ko gisuñu ko parce que moment communiquer jotagul ci moom bu jotee dina communiquer ak ñi mu war a communiquer mais combat la bu nga xam ne Alaaji Ngagne def ci def ay millions munoo def ay millions ci combat boobu ba pare toog daal di croiser les bras ni non loolu mënul nekk il faut mu eggale li mu sumb ba tax na semaine bi Modou Lo dina def conférence de presse teeru bi la koy defee Luc dinañu wax ban jour la ak ban heure la bu ci paree def communication bu extraordinaire moom Modou Lo
suñu paree Ama Baldé dina jël relais bi def lu mu war a parce que combat ëpp ko coow. combat gënu ko neex. mbooloo boo koy wuti tamit combat boobu mooy combat bu gën a populaire ci saison bi. donc kon Luc mi ngi ci liggéeyam. mais mi ngi defaruwaat pour mën a dellusiwaat parce que li dal ci kawam bari na ñu nga xam ni bu daloon ci seen kaw kon pare nañu pendant 7 ans 8 ans ñu téye am indi dugal kaso génne kaso ba tey ji président gracier ko mu toogaat war a defaruwaat war a defaraat ay mbiram war a dellusiwaat ci làmb ji dañ koy bàyyi ba xelam dal ba léppam teguwaat ci yoon ñu soog a ñëw ci li nga xam ne mooy mbiru làmb. ñu ngi koy ñaanal daal yàlla yoon wi mu aw daal yàlla defal ko ci sutura. li assurance waxit mu ngi koy dégg. te dina ko jëfe ndax amul lu dul mbuur nag. tout à fait amul lu dul mbëri mbuur. ba mu nekkee ci jafe-jafe yi waa mbuur dañ cee taxaw te tëggal xale yi mbuur combat kaar lañ doon jël di ñëw tëggal xale yi combat mbuur. dafa am solo. parce que mu dina leen gën a dimbali. mais tournoi bi aussi dafay am lu muy ubbi encore. c'est très important. que promoteur nekk ci simple bi nekk ci dóor bi. ñun pour promoteur yi bu ñu meloon noonu. ñaari licence yi daf ñuy arrangé. parce que li mu def ci bëri dafa bari tour région yi da koy def. kon je pense que loolu message boobu dina ko dégg ndax yéen ay mbokkam yéen ay dëkkandoom yéen ay rakam bi ci des mooy Modou Lo Ama Baldé Malick wax na ko. combat bi am na ñu ci yàkkam bi sax ba di ci saalit. wallaay. ba ci saalit yàkkamti combat mais ñu ngi koy togg te yaakaar naa ne togg bi moom am na lu mu ci xam. man am na lu ma ci xam. keneen am na lu mu ciy dox te après déclaration Modou Lo di ngeen gis déclaration Ama Baldé bi moom it face à la presse di ngeen xam ne làmba jooju am na fu mu tegu. day ñëw rek bootu ci li fi am moom laay wax Malick yàlla nañu yàlla dimbali ci feebar bi. mu jóge fi janvier ñu attaqué làmb ji. janvier ñu attaqué làmb ji. waay xale yi il faut que le président aussi décide itam ubbi fi ñuy defee sport parce que aussi tey jot na boo xoolee feebar bi ni mu delloo ginnaaw avec le respect des mesures barrières avec le respect du protocole sanitaire war nañu mën a delluwaat ci suñu sport ñu ubbiwaat stade parce que boo demee ba yaay am ay 10 cas ay 5 cas ay nangam man daal na jeex tendance baissière bi jeex tàkk moom ala rek mënagu koo def mais nañ ñu bàyyi nag wuyu ma xale yi aussi kaay ma wax la ñu def sport mais ak discipline aussi parce que feebar bi dafa laaj discipline dañu war a bëre discipline bi mooy dañu war a basket buñ la nee toogee leen nii toogee leen noonu. bu ñu nee takk leen masque. takk leen masque. bu ñu nee diwu leen. voilà gel bi je pense que bu ñu respecté mesure barrière bi mën nañ ko commencer suba. waaye nag xam nga dem ci barab diw du ma takkuma xam nga ak comportement yenn yi mënoo ko bàyyi ñuy wàllante. waaw nañu ubbi stade yi fi mu nekk nii moom sport jot na sëkk ak barke feebar bi dellu na ginnaaw daanaka jóge na fi beneen feebar bi ci des tamit yàlla na fi gaaw jóge ba mool yi delluwaat ci li nga xam ne moo di seen liggéey ñi nga xam ne yi tamit ñoo doon jël géej gi li buuba wax am na solo période bii ñu nekk jël ci géej wóorul sedd na mën nga crampe géej gi bëri na ay problème te mën ngeen a des ci géej gi ñaanuñu leen ngeen des ci géej gi teraanga joo fekke réew mi mën nañ fi nekk tekki ñi fi nekk tekki bari na boo gisee alaaj Demba Ka mii di EDK exemple la ci nga gis ay Tayiru Sarr exemple la ci nga gis tey ñeneen ñu nga xamante ni ñi ngi ci réew mi bari na bu ma bëggee lim sax du ma fi jóge mais vraiment tey nañu góorgóorlu gëm rek xam ne tepp moo gën yu wéet te wërsëg boo ko gàttandoo mu dumooyu ñu ngi lay bàyyi nga sànni sa kàddu gu mujj. waaw li sànni kàddu gu mujj moom sant ak ngërëm la rek di leen nuyu bu baax di leen wax émission bi neex na torop lii rek lañ ko bëggee woon ñëw Sénégalais yi gisaat ñu waxtaan ci làmb wax li nga xamante ni moo nekk suñu doléance di wàcc ñu combat nag. combat la ñam combat waa Mbour la. du combat kenn. combat bi combat waa Mbour la. assurance Gambien stade municipal de Mbour drapeau Cheikh Issa Sall deuxième édition te première bi neexoon na lool. mais deuxième bi dama bëgg mu gën a neex. ma bëre Gambien bëre bu rëy ñaan yàlla daan ko jël bu rëy. am nga combat de ci jàmm ak salaam. am nga combat de. moom tam am na combat de. nga combat de bu baax Gambien der la de. Gambien der la Gambien temps yi ni ko lële Pape Diouf jëlee Pape Diouf a ngi koy xontu yu baax. man de dañ may yafal man. en tout cas may yafal de. Gambien de. man dañ may yafal. benn combat am seddul de. Issa amul morom loolu du dara.
c'est Isa amul morom. bu dul woon moom mën naa bàyyi làmb dem bëri ci simple. xam naa loolu. moo may jàppale guddi di ma jàppale bëccëg di jënd kaar yi di jënd billet yi di jël xaalis ne ma am demal nga entraîné. billet yi nag moom Pape Diouf a ko nar a jeexal. Pape Diouf ma waaw Pape Diouf Ngeexoox. amul yaakaar nga loolu. nee na waa Ngeexoox ñooy ëpp waa Mbour ci stade ba moo tax man la combat bi ñaari combat la. diggante Bouba assurance ak Gambien. diggante Cheikh Issa am dem ak Pape Diouf. mais maa ngi woo autorité Mbour yëpp. bàyyiwuma kenn Zal Samb Sira Ndiaye. teel ngaa woote de. non damay lancer appel parce que. jot na honorable anamu. Sira gëj naa koo gis maa ngi koy wax sama jigéen boobu. ñoo bokk fi ñu yeewoo. xam naa muy tefes mënuñ koo séddoo. tefes bu doon ne dañ koy jéem a séddaal. mayonnaise lañ koy def rek. doomi tefes yëpp càpp ci yóbbu mais kenn mënu koo séddoo muy Issa muy moom. di woo Baye Seck Wade monsieur le maire Fallou Sylla def nañ réunion fan yee passé ñun mbëri Mbour yëpp. dem këram toog waxtaan ak moom. mu nekk lu rafet. mu recevoir ñu toog wax ko suñu doléance li nga xam ne moom lañ bëgg ci dëkk bi comme moom la yàlla def mu nekk ci dëkk bi. c'est Issa maa ngi lay wax ne la combat baa yi noonu sa combat la sama combat la. lépp loo man defal lépp lu ma mën dinaa ko def. fépp foo xam ne carrément fii nii buñ fa. waxal li ngay wax de Gambie non moom xam nga li ma koy ñaaxee. nekkul président de. président écurie bi la Issa jour combat mën naa ñëw dindi noomu tànk yëpp ñëw taxaw nii sama wet en tant que président écurie. yor cumukaay bi. billaahi mën naa nekk am déet Malick. mën naa nekk parce que Pape Diouf wàcc dem yor cumukaay bi Pape Diouf bu ñëwee moom xaw ma lu mu doon ci Gambien. mën naa doon jaadi non déedéet. dégguma lan la doon ci écurie ba man écurie laay waxee. Issa ñaari casquette la takk ci man bu ko neexee ñëw en tant que mag. ñëw taxawuma nii. di lancer appel sama booy nekk bitim réew yëpp su ma limee damay juum. Sidaat Serif Lamine États-Unis maa ngi koy woo Oboy Ndoy ñoom Cek boo yëpp nañ ci jàpp. président Macky Sall. tijjil stade yi comme ni nga ko waxee. da koy tijji sonn nañ def nañ 8 mois liggéeyu. parce que ñii di dem ci géej gi yëpp dañoo gis nii combat de. man gis naa boo yoo xamante ni yow man ku la wax ne la waaju ma woon pour dem si gaal yi. yow mi yow. gis nga boobu bu ñu fonto merci beaucoup ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu ma yow boo daroon dem Cheikh Issa may wax ci yow wala man ma wax ci yow donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen joxaat dig daje incha allah lundi bi di ñëw dinañ dalal Gambien waxtaan ak moom comme ni ñu def ak Bouba assurance pour préparer li nga xam ne moom moo di combat bi benn nit bi mooy kan Mamady Ndiaye. Mamady Ndiaye mooy président supporter Mbour. maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm kooku bu ñëpp meloon ni moom. biir Mbour mbër yëpp day avancé. grand Mamady ak ñoom Omar Diaw journaliste yi nekk Mbour yëpp. Omar Diaw sama waa ji. ñëpp Ray Diaw Mabouri Cheikh Fall. ñooñu da ngay toog nii ñu ak bi Thiandoum. jeex na. kan kii nu mu tudd Yacine. Yacine kooku li ñu dem seeti monsieur le maire ni xamoon na ci moom la jógee. Yacine di jàmbaar Thiandoum moo def loolu xoola fexe ba contacter mbëru Mbour yëpp. monsieur le maire recevoir ñu. merci beaucoup ma sœur Yacine Thiandoum ci micro bi aussi Malick Thiandoum Alaaji Ngay Njaañ ci beneen côté bi beneen Thiandoumène mi ngi fa muy Abdoul Aziz Thiandoum ak Mass le grand réalisateur nos cadreurs également ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci jàpp bi ngeen jàpp ci émission bi ba bu yéwén di leen jox dig daje incha allah altine 22h en direct sur ITV.